chers téléspectateurs, de retour ci seen plateau Petit Déj pour suñu seconde partie rubrique yi ñu dese bokk na ci esthétique ak itam càmm gi sax ki koy def rejoindre nañu léegi mu di Mbaye Laye donc Mbaye nuyu naa la. Xadi fay naa la. waaye la nga nuyu téléspectateurs. waaw maa ngi lay nuyu ci at bu bees yi. waaw at bu bees bi de xam naa ni di ñaan sunu borom rek comme ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan at mi ñu weesu yàlla mi ñuy dugg yàlla na ko dàq. di la nuyu di nuyu madame Oumou di nuyu Coro di nuyu ko di ko wax ni namoon naa ko trop gëj naa koo gis mais mënoon na maa invité ci fête bi. baa nga invité ko ci fête bi. man nii. fête bi ñëpp bokk toog. am na foo demoon. waaw ni Malika lañ demoon fii ci benn foire bu amoon fee ci Malika benn baraak wala ñu ne ko yëmbal. ci regroupement des éleveurs de la banlieue fa lañ demoon. d'accord donc ñu daal di dem ci rubrique càmm gi bu ko defee ñu xool li nga xamante ne Mbaye moom la indi. voilà donc Mbaye ñu bàyyi la rek nga wax ñu li nga xamante ne moom nga jëlee foofu. waaw foire ba xam naa ni ñoom ren mooy seen deuxième édition daaw moom lañ njëkk a foire ren ñu foire daaw ñu nga amoon 65 ñoo xamante ni ñoo fa exposé woon mais ren am nañ plus de 100 personnes. yoo xamante ni exposé nañ foofu ca foire ba xar yu rafet yoo xamante ni seen maturation gën na yokk maanaam niveau bi daal. ay jàmbaar lan trop gën na yéeg daal. am na lu ñu fa jëlee woon bu saalu pare ñu dem seetaan ko te ñëw. man la Papa Diaw nekk fii ci bergerie Djellori Sylla ci foire bi fii nii maa ngi fi ànd ay champion ak championne maa ngi fi àndi maal bi ñu naan Barkel di doomu Balla ànd fi aussi Biram Yacine ñu gën koo xam doom la ci Matar di Sanwu Tidiane waaw ñoom itam àndaal nañ seen i doom am na ci femelle yoo xamante ne si ni ñu ngi ni tëdd ku ci mel ni doomu Cheikh Diop bii nii waaw ak yeneen femelle yoo xamante ne si aussi andi nañ leen fi daal. élevage moom macha allah ku ko xool xam ne amul tànk arrière rawatina ci jamono ji ñu toll ku ñëw ci foire bi deuxième édition la mais da ngay jàpp ne instant bi ñu ngi ci 20e édition wala 10e édition mais loolu lépp liggéey bu set moo ko waral. man la Barham Diop bergerie Ndiobène waaw may élevé fii ci benn barak Darou Salam 6. démocrate doomu Gandi la ci côté papam yaayam sëtu Bilal la Bilal dafa tëb yaayam mu jur arc-en-ciel ñu jox ko Gandi léegi su ko defee Gandi boobu noonu moo jur démocrate. élevage bi actuellement nii. ku ko jël rek ku koy commencé ku ne dafa am ci loo nekkoon ba pare doog a commencé dugg ci élevage bi waaw parce que vraiment doon na li nga xamante ne nii il faut nga am loo ko booleel pour mu mën la jàpp parce que élevage du jël temps bu bëri waaw xar yi boo xëyee defal leen rek mun nga dem liggéey sa liggéey boo wàccee tamit seetaan li ngeen war a toppatoo leen. man la Saliou Fall bergerie Serigne Fallou Mbacké. fii am na doomu Nations Unies waaw am na ay sëtu Abdou Fall sëtu Cheikh Diop a ngi fi ay doomu Jalal tamit ñoo ngi fi quoi Jalal doomu Ado la. élevage moom neex na trop waaw en plus tamit ñoo ngi siy gis suñ bopp quoi waaw ñoo ngi siy gis suñ bopp bu baax. lu ma defal bëri na trop waaw élevage moo tabax suñ kër waaw ak leneen daal élevage moo ñu ko defal quoi.
la Abdoulahad Gueye bergerie Dom Ndeye sama élevage sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla maa ngi siy naan café bu baax vraiment élevage moom lu ñu si mën a wax c'est kenn mënu la ko wax ndax élevage moom fi mu toll nii fi mu toll niveau bi nguur gi war na si jàpp ak fukki loxoom ndax yàlla moo ko barkeel ndax benn karaw gu ne yool la côté aliment bi gën ñu ko yombalal waaw ndax xont yi dafa metti ripaas bi dafa metti Soogi Sow bu gettu Serigne Fallou Kër Soogi daaw dañu ko dugaloon mu génn fi 1m14 amoon 2 ans et demi ren mu dugg ci 3 ans et demi nekk plein adulte ma andiwaat ko dugal ko pour mu def beneen palmarès bi mu def ren mooy lu maal mos ta def Sénégal dafa ànd ak ay doomam ak ay sëtam ba pare man ma gëm ni doomam yi mënaguñu ko bi mu ci duggee nag yàgg na parce que 2010 laa ci dugg yàgg na yàggul 2010 laa ci dugg ba 2017 élevage dafay développé day dox ci kanam ku ci ñëw pour investir man dama lay woo pour nga ñëw ci investir mais nag bu ci ñëw pour bëgg ci xaalis parce que élevage passion la ba pare xar yi seetaan taxul ñu mel nii du dëgg passion la ba pare bu fekkente ni bëgg nga xar yi yaakaar nga ni mën nga ci am sa njëriñ waaw boo ci liggéeyee yàlla mën na la ci fekk incha allah bu soobee yàlla. man la Papa Sylla bergerie Kër Serigne Touba gétt Serigne Ari Touré jóge Castor Solida il est temps nag fi mu toll nii ay production am ñëw waaw ay doomam ñoo ñëw ak doomu Xelkom ak doomu docteur Boy am nañ si yaakaar nag waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax moom fi mu toll nii mi ngi si 15 mois éleveurs yi ku neex ko mën ngaa gisee noonu mën nañoo jënd maal ma mais suñu bergerie am nañ ay maal Xelkom ma nga fa docteur Boy ma nga fa Washington ma nga fa Papa doomu Abdou Fall ma nga fa Oscar doomu Bachir Oscar doomu Magistrat ma nga fa ak yéen xar yi war a jóg ak Pape Cheikh mi nga xam ne kenn gisagu ko. Cheikh Mbaye bu bergerie Mbayeen gi dëkk Yëmbal benn barak sama teewaay ci foire wi wane li ma liggéey la rek parce que dama yàgg bëgg xar yàgg bëgg élevage donc moo tax ma teew tey ci foire wi pour mën a wane li may produire. amour moo ma ci dugal déjà passion après xaalis parce que xaalis mooy jënd xar yi moo leen di defar ba ñu rafet donc xaalis aussi ci la daal. waaw mais amour bi nag moo njëkk. yàlla def na nag wax dëgg yàlla moom maa ngi ciy jaay moom maa ngi ciy jaay waaw moom maa ngi ciy jaay bu baax. man la Ousmane Sène di président regroupement des éleveurs de la banlieue ñu nekk suñu 2e édition FOREP tey nag ñu ngi fii ci suñu 3e jour di wax rek ne vraiment y a un monde fou ñëpp wuy si nañ ñu di gërëm le monde de l'élevage di leen nuyu surtout yéen Walf jàpp ngeen ci maanaam promotion bi. li ñu exposé mooy daaw bi ñu ñëwee dañoo andi woon suñuy xar rek naturellement
mais xam nga critique des fois mooy tax nit évoluer gars yi na ma président yow daal vraiment mënoo jiite rep ba pare te bokkoo ci loo bi looloo tax ren nag ban jógee ci foire ba rek lañ commencé liggéey ñun moo tax ñu andi les espoirs liñ jot a liggéey moom lañ andi ñii ngay gis ni seen yaay nga kër ga ak seen papa mais dañoo préféré andi li ñu liggéey muy espoir yi. foire bi ni ma ko dundee Mbaye Balaye mooy mbégte bu rëy parce que tamit mënoo nekk président organisation lu mel ni am te amoo ci mbégte parce que gars yi fii la ñu doon xaar doy xoolaat daaw 65 exposants rep rek moo nekk mais ren am nañ 106 exposants yoo xam ne c'est des membres permanents bu rep kon loolu sant gërëm ak niveau bi aussi ñëpp ñoo ko wax constaté nañ le niveau est très élevé te vraiment foire bi am na engouement également gis nga te ren innovation yi andi dañu andi ay prince andi ay mannequin vraiment macha allah def suñu restauration bu nga xam ne bu mucc ayib. voilà donc Mbaye gis nañu li nga xamante ne moom nga jëlee ji woon foofu comme ñoom ni ñu ko waxee foire bi nga xamante ne moom la ñuy def ñu ngi ci seen deuxième édition am kuy wax ni que même ñu ngi on dirait que ñu ngi ci seen 20e tellement qualité bi nga xamante ne moom la ñu am ak xar yi ñu fay gis. waaw loolu ñu bëri wax nañ ko ndax daaw dañ fa defoon foire wu yéeme. ki ëppoon ay xar. ëppoon ay macération ci xar yi muy ñu naan ko minke fa la génnee woon kon moo tax seen foire ren ñu ci bëri dañ ko doon xaaraat loolu moo gënoon a may affaire bi benn ampleur mais aussi tamit fexe nañ ba génnewaat fa champion boo xamante lu mu bon am na ay macéra yoo xamante ni ci xar yi ñuy liim ci xar yi ñuy lim ci jamono ji ci la bokk ndax concours bi seere woon na torop yaa gis nga am na benn xar bu ñu fa ne boo xamante ni ki ko moom mooy Soogi Saw moom Soogi Saw xar boobu daaw ñëwoon na am 1m,14 1m14 la amoon daaw ren mu ñëw concours dugg ak ay doomam ak ay sëtam xam nga loolu c'est rare ci nga gis ci xar def ko àndandoog say doom concours àndandoog say sët concours def benn jaloore ba beneen génération nga àndandoog ñoom mais dafa am benn xar boo xamante ni moo gën a yéem ci foire bi mais na xar boo xamante ni dañ naan ko Barkel moo jël 3e ku ci mel ni Kaar tamit doomu Barkel lu tax mu gën a yéem alors que jëlul ni premier ni 2e 3e la jël da di xale te aussi tamit moom papaam duggaloon nañ concours man na maa wax ni ñi mu dugalandool concours buñ ko maguleen ci espoir yi la bokk non ci grand mal yi la bokk aussi tamit dafa am taar bu rafet boo xamante ni xar mi dafa rafet macha allah boo ko gisee rek di nga xam ni xar bi xar bu ñu am yaakaar la ci moom espoir la waa espoir la mais xam nga tey jii bu ñu nee espoir ci lu ñuy xaar la bon mais tey jii éleveur yi boo nee espoir dafa am concours espoir am jeune mâle am mâle. donc yéen espoir ci seen catégorie yi. ñu la d'accord xam nga tey jii boo nee espoir rek ci doo xam ne lu ñuy xaar la. boo xamante ni ku ñu am yaakaar la. mais ñun boo nee espoir suñu terme comme madame Oumou ni ñuy sànnee xeer. suñu boo nee espoir tey jii benn catégorie la. am daw jeune mâle am tëng. xam nga te benn waxoon na ki teewu invité woon mooy jànk am grande femelle ak yooyu noonu mais dafa am benn xar boo xam ne moom lañ naan kaar ki ko moom muy daamloo moo jël 2e am xar boo xamante ni surtout gànde la moo jël première moo génnewaat tey ji macération yi nga xam ne moo gagné woon foofu mais ñi fa exposé woon bëri na mais mënuñoo jël ñëpp ci foire bi il faut ñu am ñoo xamante ni dañ leen di tànn jël leen ci ku ci mel ni tamit Baye Zal moo fi andi woon Sunjata di doomu nation di sëtu Biram 2 daal ku ci mel ni tamit grand Abdou Fall borom Xanda Njóobeen moom tamit exposé woon na fa andi woon na fa ay xar yu rafet Xanda Njóobeen di doomi Karim di doomu nation aussi tamit grand Jéeru Saw moom Barkel kooku moom Barkel mu exposé fa exposition bu am solo boo xamante ni aussi tamit ak Barxaam Diop andi woon na fa ay xar moo andi woon benn tëng boo xamante ne boo gisee corne yi da ngay yaakaar ni corne yi xar bi jeune mâle la fekk tëng la aussi tamit ku ci mel ni Ma Ibra Diagne bergerie kër Serigne Touba ñoom exposé woon na fa mais li gën a yéeme ci li mu andi ci foire mosu koo def dafa andi ay doomu Assane 2 kase ak doomu Xelkom tey jii ak doomu docteur Boy d'accord moom kese la exposé biñ ko laajee lan moo tax andiwul Assane 2 ak riir bi mu am mu ne tolluwuñu foo xamante ni tey jii ñoom dañuy génne Assane il faut ñuy génne production am di ko wan tey jii moom li mu liggéey ci élevage
pour aussi tamit dañuy am benn bergerie boo xam ne tur bi daf ma neex trop maanaam bergerie doomu nday ki ka moom de Abdoulahat mais Coro mu ngi ree de Abdoulahat Guèye moom tamit mu andi woon fa xar yu rafet ak sama benn bergerie boo xam ne samay kallan mooy bergerie Mbayeen bi Cheikh Mbaye mais exposé woon fa xar yu rafet dafa mën la am question boobu parce que dañu nekk ñoom foire bi nga xamante ne moom la ñu defoon daaw ci la ki gagné dafa battre record ci wàllu mensuration est-ce que ki nga xamante ne moom moo gagné ren battre na record ki nga xamante ne moo gagné daaw ou pas non kay na parce que ki gagné woon daaw bi mu battre record yi aussi tamit bi ñu demaatee 2 mois 4 mois dafa am keneen ku ko battre ci beneen foire mais mën nañoo wax ni comme tey jii mensuration yi njëkk génn ci élevage ci seen association bi la génnee bu ñoom sene bi ci la génnee moom sax jëloon nañ boxam moom tamit mu exposé bu am solo moom président Seme di ko félicité tamit ci réussite totale bi Coro dama bëgg am question bëgg a posé waaw bi ma bëgg a posé rek Mbaye mooy gis naa ñuy wax P bi 2 bi 3 bi lan lay jariñ tey jii concours bi lan lay jariñ exactement ñi nga xam ne ñoo indi seen xar yi ak ñi nga xam ne ñoo gagné lan la leen di jariñ waaw xam nga tey jii marchandise boo ko yoree ci sa kër naan yor naa bagage kenn du ko mën a gëm foog nga yóbbu ko ca marché ba foire yi loolu la boo yoree lu baax gëm ni doo toog sa kër rek ne yor naa ay xar yu rafet da ngay dem exposé ji tey jaay sa produit wan ne say xar aussi ne dina fa am ñoo xamante ne dinañ fa ñëw di visite bu ñu bëggee xar man da ngay am sa carte visite maanaam gagnant la vitrine la voilà vitrine la comme ni ko xar yi waxee gagnant la tey na nga ñëw pour exposer pour ku bëgg xar mën a xam fi mu lay fekk aussi tamit plaisir la pour nga nekk ci benn secteur ñëpp di ci góorgóorlu di am lu baax yow tamit il est temps tamit xam nga ñun Sénégalais dañoo baaxoo ñu am jom lépp bokkee ci benn secteur ñëpp di ci wane loo xamante ni sa njàmbaar yow tamit da ngay bëgg bokk voilà xam nga dem naa foire yow dema ko foire dañuy dem ba d'ailleurs ku dem foire dam nga koy def xam nga waaw kii musta génn ndax foire duy jaaxaar ku dem foire même bu gañewul sax xar yi ay différence yu tuuti la ñuy gañantee maanaam li ci ëpp solo mooy ñemee dem foire loolu moo ëpp solo nag éleveurs yu bëri ñemewuñoo dem foire wala mënuñoo muñ xar yi mën a dem foire xar yi ñuy juddule rek dañ koy café comme ni ko sa waay waxee sànq d'où ma question yaa ngi naan dama leen di sànni xeer mais Coro il faut nga comprendre man lu tax ma leen di sànni xeer quelque part xam nga man mënuma comprendre chaque fois ñi mu fi invité comme je l'ai dit tout à l'heure toujours dañ naan am naa 150 box am naa 200 box c'est-à-dire entre Sénégal lañ yem ku nekk naan am naa lii dajale naa lii nombre de personnes ñëw na su dee da nga nekk ci dëkk di oote ñu bëri di def élevage c'est sûr que dinañ la uyu si mais pour man loolu du nan lañ ko mën a waxee du njariñ baax na c'est bien mais man j'aurais aimé tey suñ dajaloo foire ba gagné benn foire ñaari foire ñetti foire ñi nga xam ne choisir nañ leen ci mais état génnee leen ñu dem bokk ci yeneen foire extérieures yi xam nga tey loolu day neex te day am beneen day relancer élevage mais su dee Sénégal lay yem ñi nekk ne ñi naan banlieue ñi naan Sacré-Cœur ñi naan et puis su ngeen defee foire ba ku gagné après ku nekk dem duggaat sa kër toog ku nekk naan maa gagné c'est-à-dire dafa restreint dafa doon liggéey boo xam ne ni exporté woo leen ko côté boobu laa leen di waxee toujours waaw Théo mayel madame Oumou ñëw ndax madame Oumou dafa laal fu am solo foo xamante ni gars yi yàgg nañ koo joytu taw amuñu ci lu ko saafara ko ci mel ni tey ji laadu mi comme li mu wax ni il faut pour mu génn frontières yi mooy suñu avantage ñun éleveurs yi ndax bu dul loolu dina dem milieu bi dina dem ba saturé xam nga ñun gis nañ loolu nag parce que du ñëpp ñoo ci mën a lekk ay millions aussi tamit comme lamb ji noonu la mel du ñëpp ñoo mën a fay ko ay millions VIP rek ñoo mën a fay ko mais pour ñu mën koo génn tey jii il faut labellisation bi ñu war a def ci xar yi dañu war a am benn critère boo xamante ni tey jii pour jël xar dem yóbbu ko bitim réew yombul dinañ xool tey wér-gu-yaramam xam nga ñun Afrique rek ñoo ñàkk fayda ba lu neex waaye rek dugal mais du nasaraan si tey jii pour nga mën a jël benn mala dugal ko foofu dinañ la teg coono yoo xamante ni leen mais ku dul état mënuñoo couvrir mais tey am na benn phase boo xamante ni toll nañ fa pour def benn labellisation laadum yi ba mu doon critère boo xam xool benn géniteur boo xam ne boo ko joxoon 10 femelles bu ñu leen couplee tey jii doom yi dañuy nuroo mais des fois nag ciy gis benn géniteur boo xamante ni
bu amee doom bi doom bële ak doom bee day am différent du ñu nuroo mais xam nga kooku tey jii doom mënoo koo jaay à l'extérieur nag tubaab li mu xam wala tey beneen réew li ñu xam moo doo leen di proposer benn race yëpp dañuy nuroo comme Afrique du Sud ni ñu liggéey seen race yi ba mu nuroo ba xamante ni liggéey bu yàgg la. mais ministère de l'élevage su leen accompagner woon di ngeen dem ba arrivé ci stade boobu. d'accord mu ngi accompagner ndax du ci bon mu ngi jënd ci maal yi nga xar yi nga xam ne tey jii ay xar la yu nekk ci ruq yi di ko jël di ko yóbbu ci régions yi. loolu mooy di yàppale bi. non pour mu améliorer tey jii race bi foofu ndax mënoo jug rek tey jii li nga bëgg yëpp mu am ko benn liggéey la boo xamante ni jàppale wu ñu élevage mais mu ngi jàppale tey jii man ma bokk ci secteur bi mënuma jaay ma yor sama benn xar mu sonal ma moom ministre bi ñëw jënd ko jàppale na ko. non mais ok. La vision elle est trop réduite en fait pour man. parce que bu fekkee ni foofu lay waxee jàppale na kooku mu jàppale ko pour benn 1 million de francs CFA nga def ko sa poche est-ce que mën na laa jural tam benn 10 millions. après man problème bi cooro pour man ñoom dañu ragal a wax état carrément ne ko jàppale bi des na. c'est-à-dire sénégalais soo ko waree defal 100 soo ko defalee ñaar daf lay gërëm comme si c'est pas possible alors que ñoom dañu leen a war a. ci seen prérogative la seen prérogative mooy dañoo war a fexe jàppale leen ci ba ngeen mën a génn yaa ñoom ñoo xam nag ci labellisation bi la ñuy jaar wala ci lépp lu ñu jaar mais c'est pas normal ci fii monde bi toll fi mu nekk nii ngeen di liggéey autant de choses ñëpp di góorgóorlu ci seen élevage ba ngeen am mensuration yi ngeen am et ba léegi mosoo leen voyager mosoo leen yóbbu fenn wala ku ci dem aussi sa mooy propre moyen ngay demee man côté boobu lay waxee en fait. xam nga laadum suñu produit la ñun ñoo ko moom. pour ñu jéem mais Sénégal kese lañ ko xam. waaw d'accord Sénégal kese lañ ko xam. pour ñu jéem koo yóbbu ci bitim réew foog mu am benn critère boo xamante ni tey jii gouvernement moom lay xaar ñun éleveurs yi ñoo pareegul. ah vous fallait dire ça au début. ñun ñoo pareegul. fallait dire ça au tout début. lu tax pareeguñu ñoom c'est parce que ils n'ont pas d'accompagnement. non du question ñàkk. seen formation soriwul. non du question loolu xamal na la liggéey tey boo xamante ni dina mën a jéggi bitim réew du doon loo xamante ni ci 1 an wala 2 ans wala 3 ans lay doon. Laadum boo xoolee yàgg na fi ay at mais bi base bi. bi mu fi taxee 95 ak léegi. xam nga tey jii mënoo fay créer benn critère benn race boo xamante ni ñoom ñëpp day pare c'est que affaire élevage moo demee noonu mënoo fexe ne tey jii lii ma bëgg ni mënoo xayma kon ne lii ma bëgg fii ak nii dinaa am li ma bëgg na ngay liggéey. mais boo leen demee ba xam ne que vous ne pouvez pas le faire tout seul ngeen accepter au moins que état bi jàppale leen. ngeen non état su ne woon d'ici 10 ans je veux tel résultat jox leen moyen je suis sûr que jom bi ngeen am ak li ngeen ci investir yëpp ne d'ici 5 ans d'ici 10 ans résultat bi laa bëgg. mais di ngeen ci arriver parce que état moo fi nekk. oui exactement tey yéen seen objectif tey fu mu toll nii li ma gis man sama jàngat lan ngeen di def répétition jaay naa xar tey zone a jaay xaw ma lan mais problème bi li ngeen di jaay dañ koy consommer kon war neen tey yombalal ba nga xam dañuy dem bu doon kilo par exemple yàpp xar bi doon jar nangam war na wàññeeku ménage yi di ko sentir yéen ban politique ngeen teg yéen état c'est vrai day teg politique mais yéen lan ngeen mën a def pour yombalal jur yi ménage yi pour bu ñu bëggee lekk yàpp xar mu yomb si seen loxo mais tey li ñuy gis rek mooy Tyson teg na xaw ma lan genre boobu la te loolu boo xoolee loolu ça remonte au moyen âge moo doon def loolu dañ doon dajee benn kii si benn dëkk ñu jël ñu échanger te marchandise ku nekk dem te tey boo xoolee Malika Malika am na benn régression parce que bu njëkk ba ci cosaanu banlieue sàmbakat yu bëri dañ doon jóge biir Malika ak yëmbal ak yooyu loolu dee na ndax fépp lañ tabax amatul zone de pâturage pour jur yi lu mel ni Kër Massar tey yéen point yooyu nga xam ne moo doon def féet mais posé wu leen ko kon tey war nañu waxtaan lan mooy jar parce que boo xoolee à part point de vente yu ngand yi Seras Fora ak daralu caaroy ba amul yenn espace la ñuy teg loo xam ne au moins population bu bëggee posé wu yàpp xar mu ñëw jënd yàpp xar su bëggee posé mais loo gis rek en particulier nag bi la ñuy gën a jaay moom lañ mooy nekk presque ci boucher yi yëpp ci koñ yi ak ruxuruxaan yi tey war nañ wax nga tontu ci rapidement bu dee am nga réponse bien sûr ñu daal di jàll ci leneen. waaw d'accord comme ni ko Théo wax nii li mu wax nii yàgg nañ ko joytu fii amuñu espace ñun éleveurs yi amuñu espace amuñu sécurité yàgg nañ koo jooy chaque jour nga dégg gouvernement bi nañu wutal espace bu doy wutal ñu sécurité boo xamante ni dinañ fa mën a dem defee fa suñu élevage
mais xam nga ñun mënuñoo taxaw ne lii da nga koy def fa force jooy lañ man chaque jour nga dégg tey jii lan lañ ci def vol de bétail bi yokku peine bi wala changer forme nii lañ koy doxe loolu lañ ci defagul mais chaque jour ñun bu ñu soñoon na ngay gis sax éleveur bu ci am espace bu mënee defee élevage am mais du fa ñimee dem ndax amul sécurité yàgg nañ koo wax mais li madame Oumou wax ni ñun moom ñu gën a intéressé pour le moment ndax xam na ni bu ñu état bi jàppalewul pour xar yi génn bitim réew day saturé ñu ci bëri duñ ci gën a gis seen bopp mais nag loolu waxtaan wa dëgg da cay bokk ñun éleveurs yi ñooy pare ñooy liggéey bu sotti ñu nangoo segg xar yi qualité yi ñu téye leen quantité bi ñu éliminer leen. bu dee seen pare moom amul app je pense que gouvernement bi également dañuy nar a c'est ça app dañu leen di accompagner mais bu fekkee da ngeen naan ba pare wu ñu il faut pas vous accompagner. mais am nañ pare pour loo xam ma tey jii kenn ñëwuñu ne la forcé na la kaay ñu def yow kaay ñu defal la élevage mais. am na yoo xamante ne ay banque bon Mbaye merci beaucoup ah ñu ngi lay jaajëfal bu baax xam naa sa mbokk éleveurs yi dañ la mere bu baax mais ma bàyyi la nga tànn non duñ ma mere ndax ñoom ñoo ma gën a xam li ñuy wax ndax madame Oumou dafa laal koo xamante ni xajul sax ci émission bu am solo la tàggoo waaw mën na maa tàggoo rek damay tàggu ñëpp ama di am mbégte di kontaan mais tey nag damay beral nuyoo ñoo xamante ni samay xarit lan man ak ñoom ñoo doon ànd depuis ba ñuy xale ci 31 bi ñun ak ñoom ñoo nekkoon dundandoo fête bi di leen nuyu waa N1 bokk nekk benn carré sur mer waaw maa ngi leen di nuyu dañ lay bëggee nag merci waa N1 neenal sonal nga ma trop moo gën a sonal donc ñu koy remercier bu baax Mbaye di ko jox rendez-vous semaine prochaine incha allah enchaînons ak rubrique esthétique